ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci bés bu am solo bu ñu dëgmal muy rassemblement dimanche 20 février 2022 bii di ñëw ca place de la nation waaye itam ci mboolem gox ji Sénégal ànd ceeg collectif ànd sàmm jikko yi. lu tax le 20 février mooy gannaaw bàyyi député toll ci juróom-ñeent rejeté proposition de loi ñeel criminaliser wàllum góor jigéen wane ni faalewuñu askan wi nga xam ne moo sàkku loi boobee faalewuñu itam seeni kilifa diine nga xam ne ñoo xaatim pétition bi ñu bari dañoo gisoon ni pexe amatul bay woy na mbuus alors que mbir yi dafay door a tàmbali. la preuve mooy li ëpp ci ñi rejeté woon proposition de loi boobilee yaakaaroon ni duñ ci feeñ ndax réunion ba huis clos la woon ñu bari bokk ci député yooyee dañ leen a sanctionné woon ci élection locale yi weesu. waaye li dëggal ni proposition de loi boobee jeexagul luy wéy lay doon Moustapha Niasse ak i ndawam bañ koy rejeté jaarale wuñu ko woon ci yoon dañoo violé loi bi li nga xam ne règlement intérieur bu assemblée nationale moo ko wax. biñ koy bloqué vraiment ñoom dañu tooñ dañu jalgati yoon règlement intérieur bu assemblée nationale mi ngi dañu wax ni projet ak proposition de loi suñ ko indilee assemblée ci bind tamit lay doon du doon ay wax dañ koy bind assemblée it lañ koy déposé bu boobaa président assemblée nationale daf koy yëgal assemblée bi ni leen kat jot naa fi projet wala proposition de loi ñoom ñu constaté dépôt bi assemblée nationale bi constaté ko su ko defee mu bind bataaxal moom président assemblée nationale wax ki nga xam ni moom moo fa indi proposition de loi boobu wala projet de loi bi ni leen yëgle naa ko l'auteur ou les auteurs en sont informés par écrit lii nii ba fii may wax ak yéen président assemblée nationale def ko bureau assemblée dafa jox boppam sañ-sañ bu ko yoon joxul maanaam dafa statuer sur l'opportunité de la proposition de loi waaye statuer wul sur li ko règlement intérieur bi sant mooy mu vérifier ndax proposition de loi bi am na incidence financière am jëm ci ñaar yi ma wax sànq te dëppoo ak alinéa 5 bi lii moom mooy jalgat yi nga xam ne def nañ ko. donc lii mooy pàcc bi ci njëkk proposition de loi bi dafay wëy député yi ko porté woon daañu wëy di ko topp ndax Moustapha Niasse ak i gàngooram dañoo jalgati woon yoon. bi ci topp mooy Macky Sall gannaaw scénario boobu noonu mu organisé woon palais ak imaamam bañ ci jógee ñoom tooguñ waxoon nañ leen ci vidéo biñ ci defoon ne leen ñoom ils sont en mission ay missionnaires lañ Macky daf leen yónni financé leen jox leen ay moyens ngir ñu wër Sénégal gépp jàmmarloog ànd sàmm jikko yi. lii ngeen di seen image yu seen tournée biñ tàmbali la imaamu Macky Sall yi tàmbali nañ def seen tournée fii Tambacounda la ña nga fa demoon samedi 12 février bi ñu weesu ngir nee nañ dañuy conscientiser ay imam waaye imaamu Tamba yi am fulla gu mat sëkk ne leen naam dégg nañu li ngeen wax waaye ñun comprendre nañ bu baax a baax agenda borom ñaari tur yi combat bi duñ ko asaaloo dañuy demee ak ay consignes lu dul dimanche 20 février 2022 bi di ñëw ñoruñu déglu leen lañ fa jëlee. loolu moo nekkoon ordre du jour bi mu mel ne loolu xel nanguwul président de la république joxe ci ñaari 4x4 yu bees tàq yoo xamante ni amul matricule yu ñuul kukk jox leen chauffeur ndax loolu ñoom seere nañ ko ndax nee nañ Macky Sall moo leen jox oto moo leen jox chauffeur moo leen jox it maanaam xaalis bi nga xamante ni ci la ñuy defee seen tournée waaw ñu sant ko fa ñaanal ko fa kon ça veut dire que bu fekkoonte ne maanaam ci problème mu association imam yi kese la loolu du jël xaalis bu toll noonu di ko def foofu loolu moom xel sax nangoo ko ba pare ci biir waxtaan bi tamit ñoo ngi dànkaafu ci ne ñu waxtaan bii ñuy waxtaan fii waxtaanu privé la bëgguñu mu génn bëgguñu kenn filmer ko bëgguñu kenn photo ko kon ça veut dire que am na kon déjà lu ñuy moytu bëgguñu kenn parce que woowuñ fi télé bëgguñu kenn dugal ko ci réseaux sociaux yi ila axiri loolu dugg nañ ceeg ñun ci débat bi waaw mooy journaliste français imam boobu nga xam ne mooy làkk français ci RTS moom moo doon biral sax kàddu yooyu waaw mu leer nañ la ñii bi ñu am na leneen lu leen taxoon a jóg waaye bi ñu jàkkaarloo ko ñenn ci askan wi
xam nañ ni ñii moom ku leen wax li ndax imam moom nee na leen man sama taxawaay li ma doon xaar te biñ nee yéen a ngi ñëwit dafa woon naa ci mbir moomu ngeen di wax ma ne leen lu ci mën a am daal mooy ñun ci suñu jëmmi bopp levin bi moom bëgg nañ ngeen wax ci lu leer ndax ñun taxaw nañ te ñoom tamit engagé wu nañ ne incha allahu taala it ñoom it ñoom xeex boobu ñoom lañ koy defal ndax pétition bi signé nañ ko te engagé wu nañ ne ñoom signé nañ ko. donc lii yaakaar naa dara gënu koo leer xam nga kuy dox ak a wax jàmm doo ragal ku lu filmer mbaa di enregistrer li ngay wax. ànd sàmm jikko yi mboolem tournée yi ñu def ci Sénégal dañ leen na ko ñëpp teewee lépp luñ fay waxtaanee ñu teg ko ci penc mi ku ne comprendre lan moo xew. léegi ak imaamu Macky Sall yi tàmbali seeni tournée ngir lëndëmal ak a nax askan wi ngir nëbb suñu yenn imaam yi nga xam ni amaana lu bari li xew ci réew mi xamuñ ko amuñu possibilité di connecté wu ci internet di xam agenda bi daw ci réew mi. kon bu ñu leen bàyyee ne patt pataaral bàyyi leen ñuy def li ñuy def daañu yóbbaale ay imaam yu di ñoo xam ni xamuñ ni am na programme ak agenda bu loobi góor jigéen yi tëgg ànd ceeg ay doomi Sénégal ngir nees la ñu mën a maye doole borom ñaari tur yi ci réew mi. keroog dañoo jot benn bataaxal te ki ko bindoon di kenn ci doomi Sénégal yi créé association di participer ci ay rencontres yu Nations Unies di organiser ñu leen di financer ngir ñuy dooleen góor jigéen ci réew mi. réunion baa ngi amoon en mai 2021 ñoom ñi gërëm ci participer gi ñuy participer woon ci benn ndaje bu ñu defoon ngir nees la ñu mën a def ba dooleel góor jigéen yi ci Sénégal waaye tam ñuy sàkku ndimbal. juste pour leeral ne agenda ngir dooleel góor jigéen yi ci Sénégal lu am la ay doomi Sénégal ñoo ci yëngu di ci liggéey seeni association état mu leen ko reconnaîtral lii benn association la bu ñu naan alerte action ñuy dem bay ñaan dimbal ngir nee nañ mën a protéger borom ñaari tur yi. kon képp kuy soofantal seeni pexe ak ñoom fi ñu namb dem ak ñun te àpp nañ ko fekk juróom fukki at parce que ñoom yàkkamti wuñu seeni mbir ku xamul lii ëllëg di nga am betteel bu rëy a rëy te lii la ànd sàmm jikko yi di prévenir di ko anticiper liñ naan xoddeeku balaa lakkale. te agenda bii nii ñi ngi ko gën a jëmal ñi ngi ko gën a dëggal Sénégal depuis ba ñu amee woon ministère de la femme de la famille et de l'enfance ba noppi. xam nga askan bu nekk boo dee njaboot muy papa yaay doom ne jigéen teg ci xale bàyyiwoo kenn lim nga ñëpp. Sénégal amoon ministère boobu noonu ba noppi ñu yokk ci nag genre mi nga xam ni niñ ko définiree ak la muy tekki dëggantaan dafa wute lool. théorie du genre dafay laaxaale que ni jigéen góor jigéen ak yeneen xeetu mbon maanaam doomi aadama bi dafay libre ngir bu demee ba doon muskalaf ba majeur mën a tànn ne man lii laa bëgg a doon choisir loo xamante ni du askan wi moo koy tànnal mais la muy gëm la muy bëgg la muy xemem la. lii mooy la théorie du genre bokkut ak nit ñu ko bëgg a jaayee naan yamale góor ak jigéen musul nekk loolu. fii nag la problème bi tàmbalee ci Sénégal te ministère boobu noonu nga xam ne mooy ceytu genre ci lay dox suba ngoon guddeeg bëccëg ànd ci ay bànqaasu bitim réew di leen ñaan dimbal di wër di yalwaan ba di leen xalal yoon ngir ñi mën a def lu leen neex ci biir réew mi te dara du leen ci mën a fekk. ay genre dama leen di wan document bi nga xam ni ministre bi nga xam ni si moom moo yor bànqaas boobu muy ministère du genre dafa bind bataaxal gis nga document bi mi ngi nii document bi je ne sais pas ndax xëy na peut-être da ngeen mën a lire am déet waaye le document est là le ministre moo ko signé gis ngeen signature am mi ngi nii Ndeye Saly Diop Dieng mbirum fésal mbirum yaatal mbirum genre maa ngi sàkku ci yow ngeen jàppale ñu ci wàllu xarañte techniquement nga xam ni ay techniciens danañ ci bokk ci ñi koy évaluer techniquement ak xëy na yeneen jumtukaay yoo xam ne si dana laal mbir moom ci xarañte ak it ngeen jàppale ñu ci koppar pour ñu mën a doxal naal bii nga xam ne naal nañ ko processus bii nga xam ne si dañuy xayma li ñuy xayma muy mbirum genre ak yitte ji ngeen ko jox yéen la coopération technique belge bi nga xam ni fan lañ ay belge lañu installé fii Dakar am lu leen fi tax a toog te ku ne xam ne Belgique ak Union européenne ni ñu gisee question bi
nga ni ndax loolu dafa doon yitte ju kawe la ko président de la république jox. man waxuma ko lii waxuma ko Ndeye Saly Diop moo ko bind ci document te lii mu ko sàkkoo ci la coopération technique belge noonu la ko sàkkoo ci ay yeneen kuréel yu bànqaas yu baree bari yoo xam ne nekkul ci biir réew mi ngir ñu jàppale leen. donc fii la réew mi toll kon kuy soofantal ak a ñàkkal solo pexey borom ñaari tur yi ak seen bàjjen yi leen di teel tànk ci réew mi soit da nga xamul te ñu war laa xamal wala nga xam ba noppi di jaay muus ak a tappale mais mbir mi muy caay-caayu borom ñaari tur yi romb nay agenda ak i programme mais fooye suñu pas-pas yi ak suñu ngëm-ngëm bokk na ci li leen tax a jóg. xam nga parfois nga dégg ku ne ku làqatu ci néegam mbaa ci appartement am di def naka sudul noonu lan la ci waay mën loolu taxuñoo jóg. combat bi newul di wër ci dëkkuwaayu doomi aadama yi nekkul di fëgg ay néegu jàmbur wala këru jàmbur di xool ku ci nekk nooy sëyee fi góor jigéen ñi nar a jëm bés bu ñu demee ba gën fi am doole muy salfaañ ak ñaawal suñuy pas-pas lii bokk na ci li ñuy anticiper. dégg ngeen fan yi la xewoon ca mosquée Amitié Baobab ñaari góor yu yëg ba ca kaw terrasse bi di sëy d'après les informations nee nañ kenn ki wérul d'accord ñu bàyyi mu jàll. la ko jiitu ñaari góor la itam yu ñu filmé ñu nekk ci biir cimetière bu Soumbédioune di def naka sulu noonu. ba tey jeexul le 17 octobre 2020 ci Mermoz matul ñaari at ñaar fukki góor jigéen ak juróom la ñu bett ñuy célébrer mariage dofuñ jina jàpp leen. ñu teg ci weer ñu jàpp ñaari góor jigéen ci grande mosquée bu Dakar à 3 heures du matin ñuy sëy. nga remonté waat lu gën a yàgg muy 25 décembre 2015 tombé woon ak bés bi ñuy màggal gën di bindeef lu toll ci fukki góor jigéen ak benn ñu jàpp leen ci benn école à Kaolack ñu ne aussi dañuy célébrer mariage. lii ay feela yu tegaloo yu prouvé que ni ñii bu ñu noppee ci sëy seen biir te dara du leen ci fekk daañu yegg bay attaqué suñuy ngëm-ngëm di ñu tooñ di ñu def lu leen neex ci biir réew mi te ñun duñ ci mën dara. gis ngeen seeni mbon tàmmuwuñ ci lu dul ay juma ay cimetière guddi gi ñuy màggal nabi rax ci dolli di pratiquer lenn ci li nga xam ni bokk na ci li gën a sàkkari ci ab aji ngëm muy mariage. kon nag état yàccaaral gi mu yàccaaral c'est dangereux ndax sénégalais yëpp mer nañu ndax tooñu borom ñaari tur yi dafa tegloo te ëpp na loola waral nag ànd sàmm ji koy jóg jël responsabilité ñu ne porox ndol la bi góor jigéen ñi daan jaar ba tooñ bu ñu mënti tooñ ñu fexe ba génn ci nañu fàtta porox ndol la yooyu. ndax bu leen fàttaliku kaw la seen tooñ boobu di takk sëy fukki sëy ak benn guddi mawludul nabi ba commissaire Bokar li jàppale dañuy toog ñaari fan ñu libéré leen. donc lii la sénégalais war a xam ci buñ leen naan am na loi bu daan góor jigéen yi amul mësta am ndax fee ñu leen limal nii sànq ku ne dañ laa bàyyiwaat li ko waral mooy article 319 bi ñuy laayalee mbir yi loi bi dafa caduc méngoowul ak jamono. ba tax na góor jigéen bu ñu mën a jàpp boo wutee avocat yu baax wala nga lëkkaloog yenn organisation yi leen di défendre doo fanaan prison. li arrêté lii lépp nag li mën a doon une épée de Damoclès ci bopp borom ñaari tur yi mooy soppi loi boobee comme ni ko ànd sàmm ji koy proposé définir clairement lan mooy ngóor jigéen ba kenn dootul am porox ndollu mu leer ci loi bu Sénégal. ñaar ñu criminaliser mbir yi ba képp ku mën a def ñu mën laa tëj ba fukkeetu kaso. loi bi noppi na dugal nañ ko assemblée nationale mbootaay bu ndaw bëgg koo sàkkal pexe beneen état bu combat bi nag mooy rassemblement wu dimanche 20 février 2022 bii di ñëw ca place de la nation la ko tàmbali 9h ci suba jàpp 14h ñu taxaw fa wax lañ fay wax fan la ñuy jëm lan mooy prochaine état bu combat bi ba keroog ñuy am ndam lépp nag ci jàmm ak salaam sànniwuñu xeer jàmmaarloowuñu ngir nag mën a matal suñu yéene yooyu yépp mobilisation bu rëy a rëy moo ko mën a matal ngir ñu wane ni ànd sàmm jikko yi du ñii ñuy seen au devant de la scène dogg la du rek association yi ko composé te bàyyi ko ci mboolem gox ci Sénégal du seulement ñi nga gis ñu leen di invité chaque jour ci plateau télévision yi mais esprit bu sénégalais yi adopté la ngir sàmm valeur ci réew mi ak xeex mbon. askan wi mooy wane boppam dimanche 20 février 2022 bii di ñëw que ni proposition de loi bii ñu rejeté ñun askan wi ñoo ko sàkk woon ñun ñoo bëgg mu jàll ñun ñoo bëgg protéger suñu réew. kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat.
jaa ngeen jëf.